mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen baalu àq yàlla na yàlla boole jéggal man la Gora Diagne président commission énergie en même temps membre de commission domaniale à la commune de Thiénaba waxtaan wi nag dafa am tuuti leeral rek yu ñuy leeral ci li fi jiboon ci fan yi passé ci ay nit yu jóg di tuumaal maire de la commune de Thiénaba en même temps conseil municipal yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune bi ñun nag ñuy ay membre commission domaniale le président bi mi ngi fi di Mori Gueye ak ñi ñu ko séqal ñëpp di commission bi ñu ngi doon 5 personnes ci lan ci problème mu délibération yi nga xamante ni moo am ci commune Thiénaba problème mu délibération yi depuis ñu toogee fii ak tey di commune Thiénaba depuis 2014 ak tey benn délibération moo fi mas a am boo xamante ni sous-préfet approuvé wu ko boobu dafa amoon recours bu ci am te ñu d'accordoon ñoo wàññi ko woon ni d'accordutuñu waat amul benn délibération bu fi mas a tag boo xamante ni sous-préfet approuvé wu problème mu délibération ni muy demee mooy ki moom suufam wala ki ñu jox suufam moom mu def demande délibération boole ko ak photocopie carte d'identité am boole ko ak ki ko jox suuf sa photocopie carte d'identité am ak plan de massam bind demande am ca la muy doyee suufam ñëw déposer ko au niveau secrétariat su ñëwee jox ko au niveau secrétariat bi soumettre ko maire ñu woo commission domaniale jox leen ko ñun ñu dem sur le terrain suñu demee sur le terrain dinañ dem ca nga xamante nii moo joxe suufam laaj ko moom suuf sa fu mu ko jëlee ak nu mu ko jot ak nu mu ko joxee bu loolu amee bu d'accord ni moom suufam ñu enquête loola jaar ko ca ñam ko bokkal askan wa ñam bokkal famille ba yëpp ba loola leer ñu dem ca chef de village laaj ko avem chef de village wax ca lu leer ñu doog a avancer dem ba fa suuf sa nekk su boobaa nag ñun la ñuy def mooy def suñu rapport ñëw soumettre ko conseil bi le conseil est souverain conseil bi nag ñooy ñun ñu ñëw liiral leen rapporteur bi liiral leen seen rapport suñu leen liiralee suñu rapport bu leen convaincre ñu voté ko bu leen convaincre duñ ko voté te loolu lañu yoon may te loolu la ñu def ñi nga xamante ni nag danoo jóg taxaw di yàq deru maire bi di yàq deru monsieur le maire ak ñun waa commission domaniale amul benn délibération bu fi nekk depuis 2014 ak tey bu ñu mas a voté amul jàkk am na fi juma am na fi daara am na fi te dungu ñoo taxaw voté loolu te loo xamante ni suuf la soo xamante ni dañ koo jël di ko def fi sabilillah kii leen wooteel jàkka nag doo voté ci juma doo voté ci daara kooku doo voté leneen problème bi mooy lii problème majeur mooy li am te mu nekk fi moo leen neexul mooy maire bi fi yàlla teg muy El Hadj Talla Diagne bañ koy fal en 2014 ca ñoom ñoo doon def recours pour mu bañ a falu indi nañ fi IGE chaque jour ñu ngi fi indi ay problème bëgg blocage ci maire bi te mu tëleen mais su fekkente ni nii 46 conseils daje nañ wala 40 conseils daje kenn nit dong moo ca dul voté wala keneen ku mu àndal leneen li ci des yëpp dañuy voté mais kii munu indi blocage fii sauf si ñuy wax tey jii di ci tuumaal kilifa mais kilifa boo koy waxal da nga koy waxal loo xamante ni lu logique la te nga dañu bàyyi xel ni ay doomu aadama ñoo nekk ci commune bi ay nit da nga leen di jox respect ki ñuy tuumaal di kilifa kooku amul seen jot du tontante ak ñoom ñëw na suñu commune bëgg noo jàppale yàlla dogal ñu jox ko fi suuf soosee ñag ko jox ji ñetti famille ñun ñoo dem sur le terrain enquête leen waxtaan ak ñoom laaj leen ñu wax ñu lu leer ñu def suñu rapport ñëw soumettre ko conseil bi délibéré ko mel nu moom seul moo voté wul loolu kon bu mu taxaw di tuumaal conseil municipal bi naan conseil municipal bi voté wuñu loolu lii luñ la mënti wax lii moo am ki nga xamante nii nag dañu woon doo gañe nga gañe ñu ni doo am résultat ngay am résultat mu ni doo ba tey jii jusqu'au nos jours doo fi toogee mais yàlla li muy def pare na yàlla li muy def noppi na nanu delloo askan wi seen njukkal commune Thiénaba ñun ñoo ñu fi teg ba keroog si yàlla jeexal sunu mandat liñ ñu santoon ñu ngi koy def ki moom alalam nag ni damaa bëgg li ñu defal ma ko ci kayit état moo jëkk a wax ni képp ku am sa suuf fexeel suuf sa nga identifier ko ki indi alalam nag bëgg ñu identifier ko la ko war mu def ko ñun itam la ñu ca war dinañ ko def lii mooy wax ji tuuma yi ñuy tuumal monsieur le maire mi toog tey bu ñu waxee ni tey alali Thiénaba lay lekk alali Thiénaba moo tax mu am ay bien maire bi muy jël maire bi en 2014 mi ngi ñetti camion mi ngi ay car mi ngi ay nag mi ngi di bay di def lépp moo jëkk a tabax étage Thiénaba jaayante booba doonagul maire kon lan moo tax ñuy soxor naan bien yi mu am ci Thiénaba la ko ci maire bi la ko jëlee mais ñun dañuy liggéey la ñu xam mais ñi nga xamante ni nag
du ñu liggéey lu dul boo waxee ñu ne du ñu dundee xeer bëgg a jël askan wi di leen njoñ ñun du ñu ko ñuy tiital du ñu ko ñuy xoxotal li ñuy def ci lu leer lañ ko teg te fii ba keroog ñu fiy jóge lu leer moo fi am keneen koo xamante ni nag bëgg nga ñëw daf ñu faas ñu taxaw jàkkaarloo ak yow ñi nga xamante ni ñoo nag seen ginnaaw di leen suxlu nag ñi dañoo war a taxaw fees parce que mënoon yi da ngaa bokk ci mouvement présidentiel wàññiku di financer ay nit ñu taxaw di gàllankoor koo xamante ni dafa ànd ak président de la république di liggéey làqatu bi matu ko ku ñemee da ngay taxaw fés moo gën ngay làqatu ci ginnaaw yi nit di leen financer ñuy taxaw di wax koo xamante ni amul dépense mënut a organiser dara mais ñi leen di gemb di leen financer ci suuf nañu fés ci terrain bi nag dañoo toll ci liggéey dañuy liggéey jant bu campagne ubbee ñu war a campagne di leen xam ñi mën di leen xam ñi ñimee dugg ci àll bi di leen xam ñi nangoo dugg ci brousse bi. mu jëkkoon a wax daf ko weddiwaat parce que ministre des renouveau urbain daf ñu bindoon lettre bi maire soumettre jox ñu ko ñu mu tontu ko ñu jël fii 600 hectares yoo xamante ni dañu joxe woon avis favorable ci benn site bu nekk entre Mbayeen ak Demooje yàlla dogal site boobu moom mu taxaw ci média bi nii dañoo def délibération fictif loolu la waxoon maire Talla Diagne ak conseil maire Talla Diagne dafa def délibération fictif bërki Demba Ndiaye li mu taxaw waxaat nee nañ defaat nañ beneen délibération ci biir site boobu kon weddi na boppam te ñun amul benn délibération bii passé 23 dossiers la woon 3 yi dañ ko rejeté la tax ñu rejeté ko mooy 2 yi dafa nekk ci biir site bi ñu joxe woon avis favorable beneen bi ci des suuf la litige ba leeragul ñun suñ ko délibéré askan wa mën nañ cee rayante ñu jël ko ne teg de côté amul benn délibération bu ñu mës a def toujours ñun ñoo taal suñu oto dem toog ak askan wi waxtaan ak ñoom ba ñu leeral li ñu war a leer amul benn délibération bu ñu mës a def boo xam ne chef de village amuñu ci avem moom laa leen wax léegi ni leen depuis 2014 jusqu'à nos jours benn délibération lañ fi mas a am boo xamante ni dañ koo rejeté bu jàllul te dañoo def recours ci sous-préfet beneen bu mu fi munti doon fa mu war a jaar na fa Talla Diagne délibéré wul population bi conseil municipal yi ñooy délibéré parce que conseil municipal yi bu ñu leen réeré seen rapport suñu rapport ñoom ñooy xam ba xam lii ñu leen wax convaincre na leen wala convaincre leen kon monsieur le président li nga laaj enquête yow sa bopp man yow mi président commission bi saa yu ñu demee la nga may wax mooy sa laaj daa nangoo xóot il faut que ñu xóotal parce que bëgguñoo délibéré loo xam ne dañ ciy del si waat Ndiaga Dièye moomu taxaw wax loolu fii en 2013 jël na fukki dossier ak juróom-ñaar téye ko ni dañ koy jàllale à la fois wal quraanil azim billahi wallahi taala yi man ak Talla Diagne mi ñoo taxaw lànk ni duñ ko voté te booba am na ci dossier yoo xamante ni ci biir SODIR bii nga xamante ni dañ koy joxal conseil régional ci la nekkoon mu ni dañ koy jàllale à la fois luñ ca jóge tey jii ba léegi coow loolu am mi ngi topp ñu ko délibéré woon kon moom tey su taxawee naan dañoo jaay suufu Canaba dañoo sànq suufu Canaba waxul dëgg parce que li muy wax xamu ko lenn mooy problème am nee na du dee xeer bu lekkul cere dina ci xëpp suuf mais ji cere moom du ci xëpp suuf munu ci tus Abdou Gningue moo fi nekk comme président communauté rurale man mii booba membre conseil rural laa woon Ndiaga aussi conseil rural booba Pape Mbaye moo doonoon président commission domaniale Khalifa Anne moo fi nekkoon rapporteur te la Ndiaga doon def moom moo ci àndoon fukki dossier ak juróom-ñaar ñu téye ko jàllale ko à la fois fii ci commune ci maire bi devant nous moo tax keroog bi ma ko waxee ba ñu génnee bañ na ko dañ waa daw question Gora Diagne bi ko wax dañu ko booba ñun ñoo aye woon mais loolu ñun rus nañ koo def parce que nit ñi suñuy nawle lañu duñ leen defal mukk loo xam teguwul ciw yoon su mooy ñoom ñi nga xamante ni ñoo taxaw di def lii ba ñuy fal Talla Diagne déposé nañu recours Talla Diagne toog doon ci maire bi ñu déposé waat recours convoqué nañ fi IGE mu ñëw fii lépp loo xamante ni nii dañ ne woon Talla Diagne du falu yàlla dogal mu falu ñu ni du liggéey yàlla dogal mi ngi liggéey di am résultat léegi nag la ñuy bañ mooy mu am résultat bu mat sëkk ba ëllëg su taxawee laajaat ñu jox ko loolu la ñuy bañ loolu nag mënuñu ci dara yàlla mooy fale Talla Diagne ñi ko bëgg ak ñi ko sopp ak ñi ànd ak moom ñoo ko fal waaye lay tax mu toogaat fii moo koy liggéey te mi ngi ci loolu nag